dama war a wax ne am na ku fay màtte mooma màtt dama war a génne ay kii yoo xam ne su ma ko waxee boo boobaa danaa daaneel su ko defee dama war a am yu ma daaneel ci Sidi amul yërmande amul xol duy dimbale nit ñi du leen di téye soo amee dara da nga koy téye lu baax waaye soo ko téyul keneen jël ko su ko defee nag nga daal di tëral benn stratégie am na ñu jóge Walfadjri am na ñu jóge Walfadjri te du question xaalis am na fa yow même pas man waaw man am na ñoo xamante ne jóge nañ Walfadjri waaw xol bu tàng moo tax ñu jóge Walfadjri ak injustice bu ñu fekkee ne ñoom defe nañ ne moom la ñu dund moo tax ñu jóge Walfadjri waaw mais du xaalis te yàlla rek moo ñu tiim am na également comme ni nga koy waxee ñu jóge Walfadjri parce que am na ñu leen woolu feneen jox leen leneen mais man du ma juger ñooñu xam nga lu tax parce que Sidi père de famille nga nit dina ñëw ne la Maty dama bëgg a ñëw 2STV nga ne ko ah pourquoi fa nga nekk kat pourtant tu es visible mun na parce que duñu ma fay Maty dama am doom am soxna facture courant booy feeñ télé yenn yi mënatuloo ko boo duggee car rapide mënatuloo ko fu ñu la gisee télé cousine yaag tante yaag ñëpp a ngi lay ñaan xaalis mu ne la Maty dafa am benn réalité boo xamante ne nii bu ma keneen proposé lii foog ma dem ca te bu ñu ma coupé courant fan laay dem ne ko may ma wala lebal ma parfois y a des réalités donc mënuñu rek aussi jékki-jékki rek ne diw bàyyi na parce que diw proposé na ko leneen rek nga xalab ko y a des réalités n'est-ce pas waaw wala déet man li ngay supposé man du ma défendre mukk nañu dama set wala keneen dafa set blanc comme neige je ne le défends jamais mais il faut aussi comprendre certaines situations je pense baal ma tuuti rek du ma défendre ne am nañu ay défaut ki qualité kooku dama koy bàyyi que ñuy jugé que def la neen yaakaar naa il faut que ma gis dossier ba pour mun cee wax ndax effectivement am na dëgg wala amul dëgg waaye bu fekkee ne problème mu sacrifice ngay wax man maa njëkk a sacrifié wu sama dund yëpp ma sacrifié ko wax nga léegi waaw mais Sidi am nga arrête Sidi am nga kër Paris mais arrête Sidi am nga kër Ndakaar mais arrête Sidi 4x4 yi ngay dawal Sidi nag man sacrifice macha allah waaw boo paree rek nga may ma daal xam nga wax nga ma léegi ne ma nee nañ ñeente bi sax dinañ ci ñëw ak juróomeel bi nee nañ ma léegi wax nga léegi loolu côté jardin bi bon wax nga ma léegi balaa ñuy tëj émission waaw kay wax nga ma léegi ne ma nee nañ da ngeen a amee bor 700 millions da ngay laaj banque ba la mu lay lebal ak sa xaalisu bopp businessman vrai businessman doo ñu ubbi benn affaire laaj banque xaalis nga investir ci biir ba pare nga bëgg nag mu am problème nga jël sa xaalisu bopp dugal ci biir bés bu lépp kii kan du baax ci yow loolu kat businessman bi nga ko faral di def déedéet waaw yow xëy na businessman ngay wax mais man dundeewu ma noonu man dama la bëgg a wax rek ci benn baat man kuy sacrifié wu là pour une boo dugalee xaalis bëgg nga am rentabilité quand même yow dégg dugal dans le monde des affaires mais man may ma wax la li may vivre man dafa am cause bu ma gëm di ko défendre def ci sama lépp pare nekk reporter pare joxe émission comme tout le monde li may oto bi ma amee mooy bi ñëpp amee 4x4 boobu ma amee mooy 4x4 bi beneen personnel bi amee ci benn kii lañ kii wandoor ci laa jël benn di ko dawal nekkul ci sama tur ci tur Walfadjri la nekk la ngay wax ci samay kër lépp lu ma am tey mi ngi ci loxo ay banque et à tout mo ba ci Paris lépp mi ngi ci loxo ay banque yoo xam ne bisu tey bi fi mu toll wóorul ne danaa ci jotaat ndax risque la yoo xam ne dama jóg courir ko donc bu fekkee ne kii liggéey tey mooy toog ba ne li may liggéey doyut bu fekkee ne am na benn kër guy joxe loolu nga wax lu doy loolu ba nga mën a fay sa courant bu fekkee 2STV bu fekkee 2STV moo ko mën a fay tey man kon suba pare naa ñëw nekk seen employé waaw maa ngi ñëw bu fekkee ne loolu 2STV la am wala beneen rajo wala leneen boo xam ne ña ngay fay lu doy man foofa pare naa faa liggéey man dama jàpp ne dañoo nekk ci dëkk boo xam ne dafa nekk en crise ki gën a jafele mooy ki faf am fu mu xëy wala fu muy gont ñoom ñooy majorité ki ci topp mooy ku nekk fu ñu dul fay dara journaliste ba lañ koy fay
mooy la convention ba tëral ak lu ko ëpp. am na ñu ñuy defal lu ëpp loolu. donc duul problème mu ñàkk a fay lu baax. lañ ma mun a kiiwee. duul yéex a fay duul ñàkk a fay. kon defe naa dégluwoo wax ji de dama ni. duul yéex a fay bu nit ki toogee. nit proposé la mieux su ma la leeralul lii nga am ay non su ma la leeralul lii dafay mel ni fayuma lu baax. dafay mel ni nit dañoo ma jox ko ay milliers. non mun nga am ne fay nga lu baax mun nga fay benn 600 000 wala benn 300 000 mais bu ma toogee nga may fay 300 000 ma am commencé am ay 2 gosses 3 gosses benn nit ubbi benn télé ne la kaa ma fay la 600 000 parce que gis naa li ngay liggéey neex na ma te bëgg naa la nga ñëw liggéeyal ma man sama bopp bëgg naa lu baax dama cay daw. dara nekku ci. dama cay daw mais man bu ko defee nag su ma nekkoon ci pukus ma dem indi sama nag salon ak tamit chambre. wala mais man je suis pour man notion système libéral. waaw ak mobilité des gens. kon nag nañu bàyyi affaire de transhumance bi je suis mais kay am na kay transhumance bi kay am na. politique ba xam nga ñoo dañoo jël seen dignité am na bu méttee am na ñoo xam ne dara taxuloon a dem ñii dañoo defoon ne duñ am télé ñu dem uti ay télé. télé ñëw na fa seen gannaaw muy benn. ñii dañoo defee woon ne suñ demee feneen foofa mooy aljanna. te fii mu toll bañ nekkee ci yéen ñu ngi woon ci télé en même temps. demuñu parce que amu leen télé am na ñoo xamante ne ñu ngi woon ca yéen. mais ñu ngi woon ca yéen nekk ci télé en même temps. déedéet nga joxe aval. non nekkutoon ci télé en même temps. mi ngi nekk ci télé keroog ba mu bàyyee ci ñun keroog la fa dem moom kay li ma la wax sànq ne. bëri na fi yoo xam ne kat mi ngi woon wax fajiri ba mu noonu commencé def show ak Tyson. école yaa ma bindal ne ma mun nga dem ci télé. da nga ñëw bu ñu amee télé nga mën a kii da nga demandé ku ma demandé exception ma defal la man dama lay bëgg a wax rek ne la. lii wane ni école bu baax lañ. ok mooy bañ nekkagul télé boobu lañ commencé jox télé yi. ku leen di mën a defaral seen télé. biñ nekkee rajo ci lañ defaale ay rajo. photocopie comme non légalisé comme dit l'autre. dégg nga boobu la photocopie yi bëri. bi ñu nekkee journal itam photocopie yi bëri te foo ci dem xam nga ñu bëri ni bi ma waxee barki démb Latif Guèye jaar na Walfadjri ñu bëri xamuñu woon ne jaar na fa. su ma la waxee ne Abdou Latif Coulibaly jaar na Walfadjri xam nga kon xëy na sax mosoo koo yëkk. et j'en passe. bëri na ñoo fii gis ci des grandes plumes. yoo xam ne ils ont commencé par Walfadjri. donc loolu moo lay won nag ne la foofu di jàngale. c'est normal nit mun a taxaw ne fii moo nekkoon suñu école. fii moo nekkoon suñu école. am na ci nag ñoo xam ne. dañoo niñ fa jógee bokkul. am na ñoo xam ne dañoo jàng ba jeexal. yóbbu seen diplôme yóbbu seen i ngërmande. tàggoo bu rafet. am na ñoo xam ne nag dañoo tëb rek daal di ne école bi baaxul. professeur bi. nii la mel directeur bi moo ma saaga kii bi moo ma wax nangam dafa am léeg lii. am na fa ay yuy mattaate am na fa ay janax am na fa ay yeneen ak yeneen. su ko defee loolu mooy seen àll bi. waaye léegi uyu ma est-ce que mën naa xuus balaa émission bi di jeex question réponse moom mooy rubrique bu jeex. ba pare nag ñu ñëw ci sujet bu ñuy conclure. mooy tani ak l'islam. dama bëgg juste xam il faut nga jox ma nag permission parce que c'est vie privée la. te contrairement à ce que les gens pensent bu fekkee ne dans la presse wax nañ dara ci vie privée nit mun naa ñëw wax ko chaud chaud comme tu as dit ak Jojo ñoom mais bu fekkee ne bindaguñu ko il faut que ma am avalu invité bi ndax mun naa xuus. demal man il paraît que da nga divorcé ak sa 4e femme maanaam ki avocat bi Mati Jigal maître. man maa la ko wax. dama ko dégg de ci biir presse bi ci biir milieu bi. waaw mais man maa ngi jàkkaarloo. moo tax ma laaj la nag ba xam am na wala amul. xam nga Mati. dañuy préparer am na ku ñuy préparer pour. waaw c'est ça. laa dégg daal. waaw kay. dama dégg rek daal. xam nga li am solo ci man. mooy sama kër. la fay dugg ak la fay génn. toujours du doon man maa koy wax muy benn. ku yëg nag. dara nga mun koo firndeel nga firndeel ko. comprendre nga. waaye bu boobaa na fekk loo mën a firndeel la. mu wóor la ne la lii am na wala lii amul. ñaareel bi pour ñu sosal ma. dérangé wu ma. ndax sosal nañ ku ma gën. muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mbiru jigéen sosal boo xam ne. kenn du ma ko sosal. école laa lay wax référence laa lay wax dama la bëgg a wax ne dama am référence. dama am école bu may basé. dégg nga donc am na point yoo xam ne
yaa ngi préparé ak léegi dafa am yooyu kii bi noonu yooyu yëpp damay bàyyi allusion yi yooyu yëpp comprendre naa ko Mati xam nga yow ci sa bopp jaar nga ci sama loxo yàgg fa lool am na ñaari mbir ci yow laa ko jëlee bu njëkk bi su ma demee ba Irak di fa représenter Afrique ci yow la jóge ndax yow yaa ñëw ci sama bureau ne ma guerre bi nar a xew Irak mënuñ cee absenté nañ dem ci yow laa njëkk a sentiré gën a sentiré ne ñi ma amee samay njaboot lañ ndax toog naa ba guddi fatu naa sax téléphone bi sonné ñu ne ma lan ma ne lan la kooku kan la ñu ne ma man la diw lu xew ñu ne ma ah dafa am des nouvelles bu naqadi papa Mati de moo demoon màggali sëñ Abdoulahat di ñibbisi accidenté na ba des na ca ma yëg ci saa si ne dëgg lii nu ma la koy waxee sama njaboot la ma ñëw fekk la yaa ngi animé nekk ci cabine bi ma ñëw dugg ci studio bi Cheikh Mati jàkkaarloog yow nga ne ma nii signalé fay ñu ma lan la man la dara dama kii rek jaaxle ñëw tey bugg laa déglu ma bàyyi la ba sa émission jeex bi nga paree ma ne la dama bugg nga gunge ma nga ne ma demuma fenn si lan la nangam ak nangam ma dem fëgg Sylvie ne ko Sylvie Coulibaly kaay dimbale ma dafa am lu mu mënta wax Mati te il faut que ñu ànd dem doxi ko ma daal di ñëw ñu jël la bi ñu duggee ci oto bi ma gaaw sirété ko dañuy toll ak IPG nga ne ma siidu lu xew man la seen kër tey foog ma dem fa déedéet doo dem suñu kër lan la lu xew nee naa la ci njër jëfi kër sa yoon nekku ci nga toog ba mu yàgg nga daal xanaa sama papa moo dee man la déet wóorul am na ñu koy wax rek waaye wóoragul waaw ni ma géré loolu ma sentir ne famille laa amee donc suñ toogee nag loolu nag musuma dëñ di ko gis ci sama biir njaboot ñoom ñëpp dama leen ubbil noonu nga fa doon duggee noonu ma la yaatalee bi nga ñëwee nekkoon journaliste da nga ñëwoon nekk animatrice man maa ne na def reportage journaliste la par la suite lañ ma ne ndax am formation bi moom sax la def waaye bi nga ñëwee dañ la indi woon rek comme koy animé donc gis ay nit yu ma am ci ñoom yaakaar ma encouragé leen yàgg naa ko def ki ngeen taxaw nag léegi c'est bon ci nga foofu laay jeexalee ki nga taxaw di ko junju te nga xam ne dafa amoon fu ngeen jotee ba taxaw ci kaw yoon waaw ba ngeen taxawoon ci kaw yoon yow ak moom dafa am ku ma junj pour ku ñu préparé waaw ki nga taxaw laa wax di ko junj ak di li ngeen yoon wala kuy màtte la tudd bi yoon yaa ngi ko tuddee moom la ñu préparé xam nga ci presse bi nga déparé ma il m'apprend quelque chose xam nga Mati mais ma tudd gu ma fi Mati mais tudd gu ma fi wax ma fi lenn Mati rhétorique laa jàng mais attends est-ce que tudd naa fi dara waaw mais wax naa ne dañuy préparé pour maté arrête donc la rumeur court je pars non même ma ñëw ci affaire sama papa bi décédé non même foofu léegi j'aimerais savoir non même ma ñëw j'aimerais savoir damay tëj ci point même ma ñëw xam nga surtout show bii moom defe naa mosu fi am Sidy Lamine émission ak Kouthia bi moo wax ko tey Sénégal ñu xam ko ñu bëri ñu ngi naan show to show nan y a une préparation derrière surtout fii damay jël témoin laay cuun moom man defal le show to show du siècle mu ne ma ne ko kan mu ne ma Kouthia technicien yi salle montage kenn du ma bàyyi ma fen ma ne leen Kouthia mu ne ma j'étais mal à l'aise ma dem ci sama directeur général ma ne ko dañu bëgg ma def show to show ak Kouthia mais man je me sens pas ma def émission boobu parce que nit ñi duñu comprendre donc bu nit ki di def effort aussi show to show bi moomu ma ko de 2S moo ko moom 2S kan moo ko moom askan bi war fa di askan bi moom moo ko moom donc problème bu amee dañ koy waaj a dépassé te dama gis fii waa Walfadjri dama kontaan yàlla rek xam na ko lu tax Walfadjri dama sutee lu tax Walfadjri ba mu fa jógee kenn déggu ma wax mosuma ŋàññi Sidy sama yaay moo ma ko ñaan ndax geste boobu nga def ba sama papa gaañoo moom laa lay xoolee ba léegi man mënu ma wax ne amoo yërmande de te soo amul woon yërmande dinaa wax ci presse bi am na yoo xam ne yow ba léegi xamuloo ko lu tax ma jógee Walfadjri am na yu bëri yoo xamante ne xam naa ne boo ko xamoon doo bëgg mu demee noonu mais dama bàyyi noonu parce que sama destin la barki Sëñ Tuubaa boo waruma sax laaj meruma la merewuma Aïssatou merewuma kenn fii dama kontaan bu ma leen gisee. c'est bien parce que da nga amoon esprit de dépassement dans la vie. te yàlla moo tuddoon ni dinaa jóge Walfadjri moo tax ba ma ñëwee fii jox ma sama chance.
bi nga waxee destin rek bi nga waxee destin rek rafet na. ba ma toogee si biir danga ma ne Mathilde am nañu en commun quelque chose ñun ñaar dañu amoon complicité moom mooy dañu teel a ñàkk suñu papa teel a galéré loolu laa la jàppee ba léegi. c'est ça et je veux que ce soit vraiment sincère. c'est très bien noonu laa la ko waxee. léegi est-ce que quatrième femme bi am na wala amul dama la cokkaas rek man xam nga mënoon naa ko sax bañ a posé est-ce que am na quatrième femme bi am na wala amul. divorce bi am na wala amul. mais man xam nga sama biir kër comme ni ma la waxee. waaw d'accord naa la bàyyi. sama xam mu ngi mel ni li nga ma laaj ci kamu léegi. dëgg la waaw bëgg kut ko kut ba poussé ma ba ma ne la kamu man ak moom benn lañ. dëgg la sa alalam sa alal la. alalam sama alal la. sama biir kër itam. mosuma cee wax. dëgg la mosuma cee wax. kon ñu daal jàll ci question réponse jàll ci tani bi ñu daal tëj émission bi kon Cécile première question. Sidi Lamine Niass kon man dinaa ko laaj ñi mu yor ay professionnels wala da leen bëgg a dimbali ni Sénégalais di wax day jël nit rek parce que peut-être yorul wala amul mu ne xaaral ma jàppale la nga liggéey mais tamit est-ce que réellement am na diplôme bi am na professionnalisme bi nga xam ne dina tax information bi nit ñi tamit jël information boo xamee ni c'est sûr. ay professionnels laa yor. Tidiane Kassé wala Abdourahmane Camara wala Jean Maïssa ñi amee presse écrite bi. CESTI lañ génnee ci lu teel te dañ fay jàngale léegi di jàngale sax bitim réew. ñi nekk ci rajo bi Aïssatou CESTI la génnee. Omar Ousmane Omar Gningue Ousmane Sène. ainsi de suite. am na fa nag ñu def formation sur le tas. ñoom ñëpp nag juboo nañ ci lenn. kuñ formé wu toon nga indi diplôme wala nga indi diplôme. ñoom ñëpp professionnalisme ci la liggéey ba tegu. nga xam ne. L'information est sacrée. Donc sañu ñoo génne n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que duñu juum wala duñu daanu ci kii c'est une œuvre humaine. mun naa am ay njumte. waaye nag teg nañ ko ci fañ ko war a teg. ci wàllu xam-xam ak ci wàllu teg ko ci kaw yoon.